ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne nii yéen ay suivre chaîne mi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo tey nag ñuy waxtaanee ci lu ñu mën a jàppee ab complot médiatique jëmale ci Clédor Sène mi nga xamante ne nii depuis lu yàgg mi ngi def ay révélation ci pétrole ak gaz fii ci Sénégal muy domaine nag boo xamante ni daf ko maîtriser bu baax parce que depuis ba mu ci tàmbalee wax ba léegi ci contrat pétrolier ak gazier yi amul kenn ku ko weddi te itam am na ay dossiers yi prouver lépp lu muy wax léegi nag yenn ci suñu journalistes yu yaafus yi parce que du ñëpp mais ñenn ci ñoom ñi nga xam ne nii duñu def ay gëstu duñu produire ay enquêtes wala sax ay reportages yu ndaw ci sujet yi nga xamante ne nii dafa laal dundinu Sénégalais yi yooyu journalistes yu yaafus taayal ñàkk a xam lii seen liggéey bëgg a dal nag ci kaw Clédor Sène boole kook ak ay complot ngir ñu bañ ko jox kàddu ci média yi pour leeral ak sénégalais yi defuñu vidéo bi ngir seetal Amadou Clédor Sène ci dossier wu maître Babacar Seye ab dossier la boo xamante ni tuddoon nañ ko ci ba tëjuñ ko ci kaso après la ko Ablaye Wade gracier ci ab loi bi ñuy dippee loi Ezzan moom ak ñaari doomi aadama yi nga xam ni bés bi ñuy def crime bi ñu ngi fa woon incha allah dinañ def vidéo ci affaire boobu noonu muy dossier maître Babacar Seye def ci ab vidéo bu yaatu ci anam yi ñu ko rayee parce que am na abonné yu bëri ñu koy laaj dinañ ko def pour que ngeen xam lan moo làqatu ci ginnaaw dossier boobu noonu et lan moo tax depuis boobu ba léegi dossier boobu te jur jiixi jaaxa ci boppu sénégalais yi lépp dinañ leen ko leeral. donc defuñu vidéo bii nii ngir seetal kenn parce que lu mu ci mënti doon rek respecté nañ famille maître Babacar Seye bi nga xamante ni nii nitu yoon bu diiñ la te itam servir na dëkkam ba bis bi ñuy jël bakkanam mais dañuy wax ci ab complot médiatique boo xamante ne nii ay journaliste ak ay patron de presse ñi ngi koy def ngir xañ Clédor Sène mu wax ci pétrole ak gazu sénégalais yi lu tax parce que dañ ko tudd ci dossier maître Babacar Seye ki ci mujjee wax di Daouda Mine jiite plateforme bii di IGFM di ab journaliste raté boo xamante ni amul benn légitimité ak keneen ku bokk ci doyen wu presse sénégalaise bi waxoon ci benn contribution boo xamante ni defoon na ko ay at muy Jean Meissa Diop. looloo tax ñu def vidéo bi pour leeral sénégalais yi si cas boobu noonu nga xam ni bu ñu bàyyee mu jàll dina dem ba ñi nga xam ne ñoo war a leeral sénégalais yi citoyens yi ci li nga xam ne daf leen concerné seen alal ak seen koom-koom ak seen avenir dootuñu waxati ci médias yi sénégalais yi duñu jotati information yu wér parce que ñu war a wax dootuñu waxati. contribution bi ngeen di gis nii ki ko def mooy Daouda Mine bi ñu leen doon wax léegi-léegi moom la ñu dénk IGFM bëgguñu woon wax ci moom pour defal ko buzz parce que nit la koo xam ne tekkiwul dara. bu ñu doon lim téeméeri journaliste fii ci Sénégal moo xam ñu xarañ wala ñu xarañul duñ ko ci boole parce que deful ay preuve am moo xam bi mu jaaree Seneweb nekk fa rédacteur en chef ak tey anam gi mu yoree site web bu minable bi nga xam ne mooy IGFM moom waa ji di Daouda Mine def ab texte ne yéeyaay day jàngal journaliste yi lii di éthique ak règle déontologique maanaam ci kan la ñu war a jox kàddu ci média yi ci texte bi mu dal ci kaw Clédor Sène ne média yi warootuñ ko jox mu wax maanaam daal du nit koo xam ni war na wax ci mbooloo ndax lan dafa bokk ci ñi nga xam ne dañ leen cité woon ci rayu maître Babacar Seye malheureusement nag dañu nekk ci réew moo xamante ne nii Samba Boy bu jug ne journaliste la alors que yow domaine bi nga ne fa nga yëngu sax xamoo règle yi nga xam ne moo ko tënk Daouda Mine journalisme lay def nee na mais xamul sax règle déontologique yi nga xam ni moo tënk métier journaliste waroo xañ kenn mu wax moo xam nit ki ku mu mënti doon moo xam démbam moo xam ay mbir yi nga xamante ni def na ko ci dundam journaliste bi bu ko defee rek day violer li nga xam ne nii mooy règle déontologique yi nga xam ni moo tënk métier am te ci noonee organe bi nga xamante ni fa la yëngu sax daf ko war a teg ay daan donc Daouda Mine bu fekkee ni moom xamul règle yi nga xam ne moo tënk métier am muy journalisme na dellu école parce que déclaration bi mu def tax na mu bokk ci ñi nga xamante ni waratuñu wax ay doomi aadama di leen déglu. te sax bu ñu génnee ci domaine journalisme déclaration universelle des droits de l'homme bi nga xam ni Sénégal daf ci tënku ci article 19 dafa ne ci lu leer nañ la liberté d'expression pose la base de tous les autres droits maanaam liberté bi ñuy may nit ki ngir mu wax moo tënk sax yeneen ak yelleefu doomi aadama yi UNESCO ñëw dolli ci ne les journalistes doivent pouvoir exercer leur profession dans un environnement libre de tout risque de violence et défendre le droit à la liberté d'opinion et d'expression pour tous maanaam journaliste bi
gannaaw ba mu amee bépp jumtukaay ngir def liggéeyam ci anam gi mu waree moytu lépp luy gàllankoor ku ko mën a empêcher mu def liggéeyam dafa war a sàmm droit bii may nit ki wax joxe xalaatam moo xam bépp doomu aadama bu mënti doon. dafa baax ñuy fàttali lii lépp parce que problème suñu journalistes yi tey mooy duñu gëstu ñàkk gëstu boobu noonu tey moo tax ay journalistes yu ci mel ni Mayena Jones jugee seeni réew ñëw fii Sénégal ngir duñu defar enquête ci suñu pétrole ak suñu gaz. loolu bu amee parce que dafa am yenn ci suñu journalistes yi nga xam ni dañu tële defuñu seen liggéey te Daouda Mine ci journalistes yooyu noonu la bokk. tële na xamul fu muy teg tànkam xamul sax yoon yi nga xam ni moo tënk métier bi muy yëngu na dem jàngiwaat. te sax moom Daouda Mine moom mooy kan moom sax pour wax ñu kan la ñu war a jox kàddu bu ñu sukkandikoo rek ci ay valeur wala nit ki li mu def ci démbam ñoom seen média IGFM duñu jox kàddu ay politiciens yi nga xam ne nii dañu sàcc alalu réew mi war seen askan alal joo xamante ni ay doomi aadama ñoo ko bokk duñu jox ay kàddu ñi nga xam ni ci affaire viol leen tudd barki démoo njaay te saa yu ñu xëyee ñu tàllal leen seen micro ñuy wax te pourtant ñooñu duñu ay modèle te bis bu yàlla sàkk ñu def lu leen di xeebee. moom Daouda Mine site bi nga xam ne moom lay gérer muy IGFM bokk na ci site yi gën a nul yi gën a ñàkk solo fii ci Sénégal ndax information yu wéru yi nga xam ni moom la ñuy publier bés bu yàlla sàkk ak équipe rédactionnelle boo xamante ni nii amuñu benn crédibilité amuñu professionnalisme te loolu lépp ndax incompétence am ndax bu xamoon ni ñuy manager ak sacralité information IGFM du dëkk ci bés bu yàlla sàkk def ay bêtises mais nag tey Sénégal moo neex ba ku jóg rek ne da ngay joxe ay leçons yow Daouda Mine setoo donc da nga mal placé pour jox ay leçons taskatu xibaar yi. même journaliste bu ndaw buy soog a génn ci école journalisme du def sa texte bi nga xam ne ni torchon la defee ko anam yi nga xam ne moom nga ko defee. amoo benn éthique amoo benn déontologie doo professionnel. li nit ñi war a xam ci affaire bi mooy dafa am ab complot médiatique bu ñuy amal te ñu koy def day entreprise de presse te yéene bi mooy xañ képp kuy wax ci pétrole ak gaz bi te nag xam ci lu bari ñu def ba doo accéder ci médias yi. Jean-Meissa Diop ci wàllu boppam moo ne ci ab publication bu mu def ne am na ab patron de presse bu mag bu ne ay liggéeykatam bu leen jox parole kii di Clédor Sène te képp ku ko def dinañ la teg ay daan te moom sax Jean-Meissa Diop di féliciter décision bi patron de presse boobu jël mu nekk loo xam ne nii scandale la lu ñaaw la mais li ñu xamal nit ñi mooy que ni patron de presse boobu noonu du kenn ku dul El Hadj Ndiaye bu 2STV bu ngeen seetloo du ngeen mës a gis Clédor Sène wax ci télém parce que dañ ko fay aaye benn journaliste ñemewu ko te du moom dong du El Hadj Ndiaye kese moo koy def am na ci ay yeneen médias yu koy def muy ay médias yu yàgg ak ay médias yu bees yoo xam ni dañu déggoo que ni duñu jox kàddu Clédor Sène bu ngeen defee seetlu di ngeen xam yan média la. léegi nag nañu dem ñu ngi observer parce que dinañ defaat vidéo ci biir moomee wax médias yi nga xamante ni dañuy complot pour que sénégalais yi bañ a xam liy xew ci seen biir réew. sénégalais yi dañu war a comprendre que ni dafa am ay hommes de médias yi nga xam ni jamono jii dañu bëgg a wëlbati suñu xel yi pour que affaire pétrole beeg gaz bi féete ñu ginnaaw ñu bañ cee waxati. moo tax jamono jii ñi ngi ci ab campagne de censure pour que nit ñi nga xam ne dañuy def ay gëstu ci contrat pétrolier gazier yi bañ a accéder ci médias yi pour leeral sénégalais yi li xew. comme niñ ko waxee woon ci benn vidéo lu bari ci médias yi ay businessman ñoo ko yor businessman yooyu noonu dañuy jot ay ordre jugee ci gouvernement bi buñ ko appliqué wul rek duñu jot ci yenn avantage yi puisque nag ku la abali bët fu mu ko neex ngay xoolee dañuy dëgg seen tànk ci yenn dossiers yi nga xam ne dafa concerner avenir u réew mi concerner itam génération yi ñëw loolu lañu ne du fi amee tey du fi amee ëllëg dañ koy dénoncer wax ko sénégalais yi xam ne xew. comme niñ ko waxee woon ci njëlbeenu vidéo bi analyse bi ñu def tey newul pour seetal Clédor Sène bi nga xam ni tuddoon nañ ko ci rayu maître Babacar Seye justice tegoon na koy daan te ci daan boobee am na ci ay mbir yoo xamante ni ba léegi leeragul ci bopp sénégalais yi parce que ba suñu joni yàlla tey jii xamuñu ñan ñoo yónnee pour que ñu ray maître Babacar Seye dossier la boo xamante ni wax nañ ko sànq dinañ ci def ab vidéo pour que jeunes yi nga xam ne fekkeewuñ jamono jooju noonu wala ñi nga xam ne dundoon nañ événement boobu noonu te amuñ ci ay information yu leer ci rayin bi dinañ leen ko leeralal ci benn vidéo incha allah. donc jëmm Clédor Sène intéressé wuñu li ñu intéressé mooy li muy wax dëgg la wala du dëgg loolu mooy li ñu war a laaj moom Clédor Sène dafa défier ñëpp dem na sax ba dig gannaaw bi procureur bi defee ab sortie yóbbu ay documents pour ne leen man samay preuve ñi ngi nii
yow nga ne information yooyu noonu sénégalais waruñu ci jot bu fekkee ni liggéeyatu leen pour sénégalais yi ngeen tëj seen médias yi de toute façon internet léegi mi ngi fi te nit ñi ci internet la ñuy sukkandiku pour xam lan moo xew ci réew mi Sénégal moomoo leen ko foog ngeen xam loolu noonu. donc vidéo bi tey loolu la woon ngir ñu def attention ci ab complot médiatique bi nga xam ni ñu ngi koy mëne contre Clédor Sène ak ay yeneen nit yi nga xamante ni bàyyiwul leen sax xel te loolee lépp li ko sabab mooy xañ sénégalais yi ñu xam li nguuru Macky Sall ci def ci suñu alal ci suñu koom-koom donc ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf.